asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dañu amoon benn délégation ñëwoon set si ku ñuy wax Pape Momar Gueye le président Sope Al Amine buñ koy présenté nag waruñu wax si yam foofu sax ndax ku ne xam na ni acteur de développement la ci Sénégal rawatina fii di suñu gox bi di Tivaouane rawatina xadara bii di xadara kër Seydil Hadji Malick muy nekk nag nit ka nga xamante ni di liggéey yi am solo ci diggante tarixa yi fu ci mel ni Touba Ndiassane fépp rek foo ca dem rek yaakaar ni fa la dëkk te fa la dëkk sax donc ñu ñëwoon rek doon jël ay quelques éclaircissements par rapport ak société bi ni muy doxee tey ci wàllu développement ci wàllu éducation ci wàllu comportement surtout jikko yi yàqu léegi nga xamante ni suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom rek lañ am ñooy suñu valeur suñu ressource nga xamante ni léegi dañuy génn ci internet bi jikko yi ñu gis ni lu waay neex wax lu waay neex jëf xamatuñu fu ñuy xool ñu doon ñëw rek di ko ci laaj ay tout éclaircissement ban solution la Sope Al Amine xalaat ci loolu. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp jël nuyoo bi teg ko sunu xalifa bu baax bi Serigne Mbaye Sy Mansour mu yeggaleel ñu ko ci njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick yi ak mbokku jullit yëpp. waaw loolu nga wax muy baatu éducation ñun dañuy sawar di ci wax ndax moo nekk base création wu association Sope Al Amine. Pourquoi? Parce que dañu seetlu benn jamono que ni doomu aadama yi rawatina surtout ñi ñuy woowee les jeunes générations dafa am ay valeurs yoo xam ni moom lañ fi fekkoon mu téewoon Sénégal ñu seetlu ne ñu ngi koy xaw a négliger soo gisee àdduna ni mu tëddee da ngay xam ni dañ ko organiser wéer ko ci ay segments benn bi ci jiitu mooy d'abord l'éducation au sein de la famille, ce qu'on peut appeler éducation familiale. Éducation familiale li nga xam ni moom moo koy tënk benn bi ci jiitu mooy bi nga nekkee xale ba bi ngay nekk mag soo nekkee mag la nga xam ni moom moo la mën a lié ak say parents lié la ak société bi mooy d'abord lu ñuy woowee l'acceptation baatu kilifteef mooy nga nangu ko. soo ko nangoo moom mooy mën a tax say waajur teg la ci yoon nga aw ci soo ko deful xëy na sa dund dina jaxasoo sa dund dina metti beneen bi mooy baatu kilifteef nga nangu ko vis-à-vis de la société parce que société dafa am noo xam ni moom la organiser woo te fi mu organiser woo fil conducteur bi mu ngi jeexee ci ñaari termes yi nga xam ni moom la ñu woowee l'état et la nation. état ak nation dafa boole nation dafa boole ay nit ci seen vouloir vivre commun mooy ñu nangu dundandoo ensemble ay nit pour ñu mën a dundandoo ensemble dund gi mën a ñoŋ mën a possible mën a nekk day fekk kenn ku ci ne nangu la nga xam ne nation bi moom la tëral te état di ko suivre état déterminé ko muy ay loi heure boo ko wàccee tamit sa dund dina naqari sa dund dina metti ci biir loolu mu am beneen segment boo xam ne moom la ñuy woowee le côté spirituel mooy nit ak ngëmam diine ak tarixa dafa dugg ci biir diine parce que tarixa cheikh bu ñu lay jox wérd wi sax conditions yi ñu lay tegal mooy d'abord bokk na ci mooy nga nangu d'abord li nga xam ne sa diine moom la teg ak li nga xam ne charia moom la tracé donc bu loolu passé nga xool ne toujours dafa am ci biir diine ki nga xam ne moom moo koy nekkal te ki ci jiitu imaam la imaam soo juddoo moo lay tudd sooy génn àdduna moo lay jullee soo bëggee soxna moo la koy may. beneen ba ca topp muy segment bu am solo mooy li nga xam ne moom mooy kër diine yi ñu leen di woowee tarixa kër diine yi aussi système d'organisation la ci biir diine ji nekk loo xam ne c'est un trait d'union entre des musulmans yi nga xam ne bokk nañu ngëm-ngëm wéer ko ci benn nit boo xam ne moom mooy tracé yoon ne yoon wii kat ku ci jaar di nga yegg
sunu maam Cheikh Sidi Hadj Malick loolu la def, sunu maam Serigne Touba loolu la def, sunu maam Limaamu loolu la def, maam Bou Kounta loolu la def, ak mag ñu baax ñëpp ñi nga xam ne dañ fee nekkal diine ji ñoom ñëpp c'est des représentants de la religion. ku ci ne nag am yoon boo xam ni moom nga tracé ne bii ku ci jaar di nga yegg. donc ñun bu ñu ñëwee di leen suivre xam rôle bi nga xam ne moom la ñuy joué, xam taxawaay bi nga xam ne moom la ñu am, xam importance su li ñuy def, dañuy woowaat taalibe yi ci baatu kilifteef. loolu moo taxoon ñu ne dañuy créer association Soppel Amin, jëloon nag ca jamono boobu sëñ Abdou mu nekk une base de référence, parce que ku ne xam na ne sëñ Abdou booy wax nangu ak fonk baatu kilifteef rek soo egsee ci moom di nga doyal sëkk. loolu la defal ay waajuram, ay baayam, defal ko ay magam, defal ko sax ay rakam. ndax nit ki di nga ko taxawal loo xam ne ci biir société bi dafay wàññeekuwaat nekk sa kilifa. ñun sëñ Abdou loolu la ñu jàngal, loolu la ñu gis ci moom mu ko daan dund. di ko def nag teg ko ci ay valeur, muy njub, muy sell, muy tamit nekk citoyen. ku ne xam na ne sëñ Abdou loolu moo nekkoon dundam. loolu moo taxoon ñun ñu jël ko def ko suñu base de référence. gëm ne nag ndaw ñeeg mag ñeeg ñëpp bu ñu jëlee loolu def ko seen dund, yàlla mën nañoo dimbali. éducation bi toujours day baax, tant que mu ngi baax rek société bi dina mën a jaar fi nga xam ne fa la ko mag ñi bëggee woon, dina mën a aw ci yoon wi nga xam ne nit ñëpp loolu la ñu souhaité. parce que ku nekk ñaan nga yàlla sa dëkk buy développé mu développé wu ci kaw ay valeurs yoo xam ne mag ñi ñoo ko incarné woon, bàyyi mag ñi xale yi ñëw di ko continuer. donc je pense que éducation base am ak li nga xam ne moo tax muy mën a possible nangu kilifteef ci la bokk. tu ne peux pas avoir une bonne éducation tant que nanguwuloo ñu yilif la. que la yilif nag moo lay wax ni nit nii lay mel, nit nii lay mel, nit fële la war a jaar, àdduna nii lañ ciy dunde, fii nga war a aw, waroo aw fële, ainsi de suite. donc loolu moo mën a tax sa éducation mën a baax. kon yow mi nga xam ne yow lañ koy defal, il faut que d'abord nga nangu ko, que mu bañ a doon de la résignation. parce que yaa ñaari baat dafa am, résignation dafa am, acceptation am. résignation mooy li nga nangu malgré yow ñu teg la ko, nga xam ne amoo pexe. acceptation nag mooy li nga xam ne xam nga ne lii mënoon nga koo bañ, amaana sax am na lu la ci fekk, am na lu mañ mais nga nangu ko avec fierté. tout à fait. nga nangu ko ak kontaante, nga nangu ko ak xol bu sell, xol bu rafet, ba nga xam ni boo koy def wax noonu. ci laay ñëw pour poser la benn question. bii ñëw ci oto bi dafa ni am na ku ni est-ce que gars yi ngeen yaakaar ni kilifa yi war ñu woon noppi ci affaire politique pour réew mi mën a avancer, nit ku nekk def li la doy. question boobu yow nan nga ko gisee. kilifa yi bu ñu leen nee dañ leen di noppaloo ci mbirum politique, ku koy wax da ngay wax aussi li la neex. parce que comme li ma la wax, ñaari côté yooyu moo fi am, côté spirituel ak côté temporel. mais ñaari côté la yoo xam benn mënul dem sans moroomam. mënuñu wax ne dañuy def côté spirituel sans pour autant côté temporel dugg ci. la preuve mooy tey bu ñu nee dañuy organiser gàmmu Tivaouane, la nga xam ne moom mooy origine bi c'est spirituel, mais le côté temporel ñoom ñoo koy mën a possiblal. ñoom ñooy ubbi nit ñi ay yoon, ñoom ñoo leen di organiser ba nga xam ne dinañ mën a ñëw ci jàmm, dellu ci jàmm. conditions yi nga xam ne nit ñi ci lañ war a nekk pour mën a jaamu yàlla, mën a célébrer bisu juddu yonent bi, mais le côté temporel moom moo ko mën a def, parce que état moom moo mën a def loolu. kon côté spirituel mënul dem sans côté temporel. côté temporel aussi mënul dem sans pour autant mu intégrer le côté spirituel, parce que mag ñi ñoo amoon loo xam ne moom la ñu organiser teg ko fi, jóge fi seen ay sët ak seeni njaboot continuer di ko doxal. nga gis ne Sénégal mooy li ma la wax léegi, tey jii li ñu may chance dëkk yu baree bari en Afrique foo ci dem rek coup d'état mës na faa am. pourquoi ñun mësuñoo am loolu? yàlla na continuer. c'est parce que tey gis nga les généraux yi ngay jël, les colonels ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne tey ñoo waroon a taxaw di def loolu, ku ci ne am nga sëriñ boo xam ne boo yëkkatee naka sudul noonu dina la leen tegal ci suuf te da nga koy def. donc chance boobu ñu am ak possibilité bi nga xam ne moom moo tënkaat nit ñi ci beneen côté, muy ci seen domaine religieux ak seen domaine foi, ba nga xam ne tey mën nañ leen a conditionner ci seen dund ci yoon wi nga xam ne moom moo yoon wi baax. kon le côté temporel aussi mënul dem sans le côté spirituel.
loolu mag ñu baax ñi doxoon nañ ko ca jamonoy tubaab yàlla commencé ñoom sëñ Babacar ak ñoom sëñ Fallou dañu amoon ak ay relation ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi newoon tubaab yi avant les indépendances bi ñu amee indépendance aussi avant Sénégal di dugg totalement ci loxo nit ñu ñuul ñi dafa am taxawaay boo xam ne tubaab yi moom lañ fi amoon mag ñi di dund ak ñoom loolu ñoom ñu comprendre ko pourquoi ñu leen doon def ay di leen defal ay décoration et tout parce que xam nañ ni ñu ngi jouer ak ñoom rôle boo xam ne ci société bi ñoom mënuñu ko donc loolu état yi comprendre nañ ko état bu fi ñëw balaa ngay samp sa nguur commencé ko il faut nga ñëw seet si mag ñi waxtaan ci ak ñoom concerté wu ci ak ñoom parce que xam nga ni ñoom ñoo la mën a aussi teg ci yoon wi nga xam ne di nga mën a diriger Sénégal ci anam bi nga xam ne mooy anam bi gën. beneen question aussi. gisoon nañ ni yi ngeen tuddee seen association bi muy association Sope Al Amine. gisoon nañ ci li mu daan dox ci réew mi ci wàllu développement wàllu rassemblement lépp rek pour defar lu baax lu jëm kanam mais ginnaawam yéen ngeen àndoon ak moom ci liggéeyam boobu daan demee ci ndigalam yéen ginnaawam tey yan projet ngeen am ci wàllu Tivaouane ci wàllu Sénégal ni muy doxee est-ce que am ngeen projet politique pas projet politique sax comme on l'entend mais projet ngir defar rek liggéey seen réew en tant que Sope Al Amine ngir liggéeyal seen réew. waaw xam nga li ci jiitu ci li nga xam ne ñun moom la ñu mën mooy d'abord di def sensibilisation dajale nit ñi di leen woo ci yoon wi nga xam ne ñun yaakaar nañ ni mooy yoon bi nga xam ne moom mooy tax ñu egg di essayer di leen convaincre ci ñu dundaat yenn valeurs yi ci ñu jëlaat baat yooyu nga xam ne tudd naa ko fi jël ko def ko ci kanamu suñu dund lu mu gën a yaatu gën a baax parce que on n'a pas les moyens par exemple imposer yenn éducation yi ne lii nañ ko boole ci école bi nangam mais daal li nga xam ne mën nañ ko te sëñ bi waxoon na ci nañu na ngeen fexe ba seen association bi ngeen def ko daara ngeen di ci jàng di ci échangeante loolu ñun ci la ñu mën a nekk ci cadre communication fexe ba message boobu nit ñi approprié wu ko gis nga dafa am lu am doole ci àdduna c'est la communication moom moo lay mën a permettre nga jël sa population waxtaan ak ñoom préparer leen dama ciy jël benn exemple boo xam ne du exemple bu banal gis nga am réew mu ñuy woowee Corée li ma lay wax ni yàggul 1981 Corée ak Sénégal ñoo tolloo woon lépp ci wàllu force bu ñu leen rawul woon mais tey jii bokk nañu ci 10 pays yi nga xam ne ñoom ñu ëpp doole ci àdduna bi donc ci espace u fanweeri at ak lu teg Corée def na fi ay bons yoo xam ne egg ci niveau de développement foo xam ne dafa jaaxal nit ñi te dara mayu leen ko nag dañu créé woon benn jamono lu ñu doon wooye le mouvement Semewul jékki-jékki woo nit ñi ci li ñu doon wooye la révolution des mentalités ne leen nañu xoolaat suñu dundin nañu xoolaat suñu doxalin suñu bëggee retard bi nga xam ne ñun am nañ ko ñun waa Corée nañu àndaat defaruwaat taxawaat gëm suñu réew gëm li nga xam ne moom mooy développement gëm li nga xam ne moom mooy technologie gëm li nga xam ne moom mooy éducation créer ay valeurs waxtaan ci ak nit ñi convaincre leen ci ba ñoom ñëpp ñu ànd ci tey loolu moo leen may doole xëy na ñun amuñu intelligence boobu amuñu capacité boobu mais ci suñu kéemtalaay kàttan dañu lancer benn esprit lancer benn mouvement woo ci nit ñi ci biir ñu adhéré ci xëy na yàlla mën nañoo dimbali bu gënee yaatu li nga xam ne ci lañ leen di xëcc su gënee ancré wu ci mentalité yi ak ci xol yi rek yàlla mën nañoo dimbali ba ñu jouer ci benn rôle parce que tamit lu ci ne aussi da ngay jouer li nga xam ne moom mooy sa partition nga bàyyi keneen ñëw jouer leneen mais ñun gëm nañ ni suñu partition loolu la loolu moo tax ñu créer un mouvement de solidarité générale di woo jullit yi ci ñëw ci benn communion ci benn synergie ànd ensemble peu à peu suñu boolee suñu doole yi rek muy murit muy tiijaan muy laayeen muy ñëpp ñu ànd def benn force yaakaar naa ni ci la ñuy mën a créer ci biir mentalité sénégalais
benn esprit de révolution bu ñu koy wax du jóg xeex du jóg rayante du jóg di sànni ay xeer mais kenn ku ne da ngay def benn révolution ci sa biir xel ne mankat Sénégal tardement bii mu nekk par rapport ak yenn réew yu baree bari am naa ci part de responsabilité su ma ci jógee rek dinaa mën a yóbbu sama réew fu soree sori bu kenn ku nekk waxee loolu rek yaakaar naa ni dinañ mën a defar loo xam ne génération yi di ñëw dinañ ci mën a sukkandiku pour defaraat ñoom aussi seen comportement pour mën a booster économie Sénégal teg ko ci ay yoon yoo xam ne Sénégal ëllëg dina mën a egg ci dëkk yi nga xam ni ay pays développé lañ fi ñu egg ñu yóbbu fa suñu réew te loolu ci waxtaan rek lañ ko mëne ci sensibilisation lañ ko mëne ci convaincre diñ lañ ko mëne ci ay action nag lañ ko mëne. waaw kay sëñ Pape wax nga lu am solo li nga wax noonu mooy def woo nit ji ci dialogue woo nit ji ci éducation ak ci jàng soobee yàlla mi ñaari at ci ginnaaw gis nañ ni mbooloo mi yokku na lool fi mu ne nii ñu ngi la fekk yaa ngi war a dem ci programme bu ñu paree ne soppee al amin ñu lay laaj rek soppee al amin nan la toll ci réew mi ak ci yan dëkk la jot a nekk ak fan ngeen bëgg mu yegg fa. waaw pour le moment li ëpp doole suñu liggéey dañ ko commencé woon Tivaouane te soo commencé Tivaouane rek laal nga Sénégal ndax dëkk boo xam ne ay événements yu am doole dafiy xew ñëpp di ñëw am na loo xam ne soo ko yëngalee rek touché nga ñu baree bari la preuve mooy gàmmu Tivaouane gi bi mu paasee nii li ñëw ne dañoo bëgg a créer ay cellules kenn xamul nu mu toll xam nga ci dara sa dëkku cosaan muy Richard Toll muy dëkku sunu maam El Hadj Malick muy biir Fuuta ñu baree bari ñu ngi manifesté wu ne dañoo bëgg ñu ñëw sampal leen ay cellules fekk na laataa boobu génnoon nañu Tivaouane am nañu cellules yu nekk Thiès am cellules yu nekk Kébémer d'ailleurs bu ñu organiser bernde yi ñuy def ci màggal gi ñoom ñoo koy organiser seen bopp am na ñu nekk Dakar ne dañu bëgg ñu defal leen cellule donc comme on le dit peu à peu l'oiseau fait son nid donc saa ñu jékki-jékkee dégg ay nit manifester seen bopp rek ne dañoo bëgg a def cellule ñun dañ ci sawar ci defal leen ko bu yàggul dem nañ fi ba côté Bambey dëkk bu ñuy wax Gàdd donc ñun duñu xeeb fenn fépp fu benn taalibe donte ko kenn la wooñu nañu dafa bëgg a bokk ci association Soppel Amine rek dañuy déplacé wu ñëw expliquer la doctrine association bi ñëw expliquer le principe bu association bi ñëw expliquer la réalité yi wax la programme bi lan la suñu kilifa lan la ñu santoon fan ak la bëgg ñu teg suñu tànk nan la bëgg ñu awale ko ci parce que benn nit bu ne rek vecteur d'information la loolu la ñu Sëñ Abdou waxoon ne leen nañu ne cherchez pas la quantité cherchez la qualité moom moo ko waxaloon boppam ci xarañam ak ci gis-gisam mu ne ñu bu ngeen amee qualité bu yàggee ngeen am quantité donc ñun ci noonu la ñuy doxee ci taalibe yu baax yi nit ñi nga xam ne dégg nañ action yu baax yu neex yi ñuy def mu intéressé leen parce que liñ naa montre yu baax yee bokk heure nit ku baax parfois bu gisee dara lu baax automatiquement da ciy bëgg a bokk donc ñun nit ñu baax ñooñu la ñuy woo ku ñu ci nañu dañoo bëgg a monter cellule ñu déplacé wu ak foo mënti ne ci Sénégal fekk si la fexe ba mouvement bi yaatu tey ji yàlla dimbala ñu am nañu ay nit ñu ne à l'étranger di ñu woo ku ne xam na ne nag waa bitim réew seen jot bariwul mais ñu ngi ñuy woo dañu manifester seen bëgg-bëgg que ni dañoo bëgg a bokk ci mouvement bi ñun daal noonu la ñu fas yéenee ndànk-ndànk di ko yaatal ba fu mu mën a yegg ci suñu kéemtalaay kàttan ñu yeggale ko fa comme la ñu waxoon Sëñ Abdou ne ko dañoo ñaan yàlla bis bu ñu demee ba jóge fi suñu ay sët continuer di ko def ak sëtu ñoom Serigne Moustapha bu Sëñ Abdou donc dañ ciy liggéey ba fu ñu mën a yem fexe nag ba comme niñ ko commencé temps yi bëgg a monter ay cellules cadet pour que bu ñu demee ñun ba mënatuñu wala ñu sax ñu jóge fi suñu ay doom ak suñu ay sët continuer di perpétuer œuvre boobu ba nga xam ne dinañ mës a arriver benn jour ñun ñëpp Sénégal surtout kër diine yi surtout ñun taalibe yi principalement ñu am loo xam ne dañuy dem ba déggoo ci muy ne ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk diine ji ñoo bokk askan bi ñoo bokk Sénégal ñoo bokk ay bëgg-bëgg ñoo bokk ay objectif suñ ci réussir rek yaakaar naa mën nañu instaurer un Sénégal un esprit boo xam ne dinañ ko mën a wàll toute la population sénégalaise pour que nag ñu dem ci yeneen chantier
mooy lan liggéey suñu réew parce que mag ñi aussi ci loolu la ñu sant nekk de bons citoyens nekk des citoyens solidaires je pense que loolu buñ ci defee suñu partition xëy na am na ñeneen tamit ñuy liggéey lu mel nii mais kenn ku ci ne bu defee li la war rek réussir ci tuuti bu ñu defee la somme mën nañoo am vraiment un résultat boo xam ça va être un produit qui va permettre demain au Sénégal d'être un pays émergent d'être un pays développé comme ni ko suñu kilifa yi di waxee fexe ba Sénégal continuer nekk un exemple Sénégal nekk un pays qui sera en fait la base de référence de toute la sphère humaine pour qu'on sache que au-delà des programmes économiques il y a le soubassement, c'est-à-dire s'inspirer sur des valeurs humaines, s'inspirer sur des valeurs qui ont été véritablement laissées par nos aïeux, nos grands-parents. léegi sëñ Pape imam. léegi fu ñuy jeexalee débat bi dañuy ñëwaat nag parce que xam naa dañu la fekk ci yoon mbooloo mi lay xaar ci biti ak yëpp dañu bëggoon rek nga joxe sa kàddu gu mujj ci jotaay bi gars yi nga bëggee leen ak wax leen daal jërëjëf ndax ñëw bi ñu fi ñëw tey defe naa ni cof gin la sof ak liggéey bu rafet bi ngay liggéey ci Sénégal moo waral seen déplacement fii kon ñu ngi déglu sa kàddu gu mujj. waaw woo nit ñi rek ci ñaari baat yooyu benn bi mooy nangu kilifteef bi ci def mooy baatu tarbiya waaw loolu moom ñun amuñu beneen message bu dul ñaari message yooyu di ci woon nit ñi fu ñu toll di sant nag waa association bi Soppel Amin vraiment amuñu seen fay amuñu seen dërëm seen doole seen temps seen xalaat seen xam-xam bàyyiwuñu dara lépp lu ñu gis ne buñ ko defee rek mu nekk ndam ci association bi waa Soppel Amin ñu koy def en tout cas xam naa ne la ñu waxante woon ak sëñ Abdou Dey ci loolu rek la ñu nekk ci loolu la ñu dox guddi ak bëccëg kon mënuñu lu dul ñaanal leen yàlla dëgëral seen taxawaay ba bëgg-bëgg bii ñu am ci association bi yàlla defal leen ko ñu dem ba association Soppel Amin ñu koy primer sur le plan international. jërëjëf sëñ Ba loolu la ñuy liggéey yàlla jërëjëf taxawu yàlla amiin jërëjëf